aujourd'hui en milieu de journée un camion qui a écrasé un taxi urbain. accident bi nañ jàpp ni benn camion benn waaye tamit am na ñaari xale jàpp ñett ñu nekk ci biir taxi bi nga xamante ni camion sapeur pompier bi mu ngi koy jéem a yëkkati. fukk ak benn weer gannaaw bi Fatou Thiandoum ñàkkee ñaari doomam. nga ñàkkanoo sa ñaari doom sa doom bu am juróom-ñaari at ak sa doom bu am ñetti at muy sama taaw ak sama ñetteelu doom metti woon na trop metti na fu metti yem mais sant yàlla. àddina ñoo ma jooyle àddina ñoo taxaw mastawu ma di ma jooyle ndax samay doom mais état mënoon na taxaw mastawu moo nekkoon yoon parce que nga nekk xale nga yor ñetti bant ñàkkandoo sa ñaar mënoon nañ la mastawu. ñun soxlawuñu xaalis ndax xaalis indiwul xale yi dem nañ ba pare mais nga ñëw ne siggi leen digaale sax ñu xam ne yéen yëg ngeen ñu loolu mooy woon yoon defuñ ko kii nga xamante ne mooy borom camion bi idem defu ko mais ay bakken yu foor ñoo tuuru ñu jóge ci doomu aadama ay bakken yu foor ñoo tuuru Fatou mii dama koy xool moo ma gën a dëgër man moom mi yaay xale yi moo ma gën a dëgër fuuf duma ci yegg parce que man xam moom yàlla may na ko lu bari mën na muñ trop mais jàmbaar la mais man Fatou moo ma gën a dëgër fuuf ndax jooyu ko nit ñi ñoo ko doon jooyal man damay tëju sama néeg damay jooy comme xale sama doom yi dañ na man ay yaay lii bu doon yow ma ne leen ñaan lii kenn ñaanul yàlla mu doon kenn parce que dafa métti mais état toog nii Sénégal ñu bëgg ko bàyyi nii pourquoi ñuy bàyyi Sénégal nii. ci fàttali jëye bi mu ngi xew àllarba ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru sulet atum 2020 fukki fan desoon ci tabaski yaay Yandé Gaye ak Seydina Mouhamed Gaye ànd ak seen papa bu ndaw bu tudd Ousmane Gaye moom nag daf leen yóbbu woon ci tailleur ngir ñu waajal tabaski bi ñuy ñibbisi lañu taseek benn camion berlier di camion yu jaune yi daw ci kaw tali bi bés bi nag frein camion bi dagg chauffeur bi tëpp mu dérapé gaañ ay nit laata muy faat benn paa ak ñaari tout tànk yi yaay Yandé ak Seydina Mouhamed Gaye duñu mësa sol yére yu ñu doon ñawlu. du dëgg ay xale yu ndaw fleur de l'âge ay xale yu ndaw ñu amoon yaakaar di nekk ak seen yaay nga xëy suba teel defal leen ndékki defal leen lépp bàyyi leen ñu dem di yaakaar ñu ñëwaat nga am ci lii. su nekkoon borom camion bi ki ko moom ci jëm boppam xamoon na ne otom bii def na visite technique ñaari yoon jàllul moom mënoon na gaare otom bi amaana accident bi du am te du samay doom rek la rey dafa njëkk a rey benn paa ñëw rey xale yi fël benn jeeg buy jaay fël ko ñaari tànkam yu damm. ñoo ngi rond-point Escowa ci atum 2010 am benn mère bu fi ñàkk bakkanam ci ay anam yu doy waar gannaaw bi ñaari camion doon dàqante ba benn bi far jaar ci kawam dunu yam foofu le 25 mai 2011 Pape Cheikh Sall Ramatoulaye Dramé ak benn taalibe ñoom itam benn camion bu amul frein faat leen ci ay anam yu jéggi dayoo. taalibe bi nga xam ni poteau électrique moo wadd ci kawam
dee sur le coup. Pape Cheikh ak Rama bi ñu leen yóbbee l'hôpital lañu faatu école machallah lañu doon jànge. altine fukki fan ak ñett ci weeru mai atum 2019 ca postu Thiaroye benn camion berlier rey ñeenti nit laata ñuy dog seen koor ñu mën cee lim Baye Fallou Cissé nekkoon animateur bu mag doon liggéeyee rajo Dunia Soxna FM ak DTV gannaaw li ni mel am ñeneen ñu ci jëlee ay gaañ-gaañ yu metti lundi 31 mai 2021 ñett ci sunu ay naataango yu nekkoon leeral faatu ci kaw tali bi gannaaw bi seen oto defee collision ak benn camion ci yoonu Tamba jëm Kédougou. ñi camion yi rey ci tali bi takku lool am na ci yeneeni ndaw naam ñàkkuñu seen bakkan seen àdduna safatul dara ndax jóge nañ ci accident jaare fa nekk handicapé ku ci mel ni Adama Ndiaye dëkk Grand Dakar menuisier la woon ay jamono mu nekkoon ci jàmm ak salaam ak njabootam ñaar fukki fan ak juróom-ñaar weeru mars ci atum 2016 Adama Ndiaye jóge kër Mbay Fall di ñibbisi bi mu tollee jàmm gën am ñaari camion yu doon dàkkante féete ko ginnaaw ci noonee benn fël ko mu daanu beneen bi jaar ci kaw tànk yi 17h30 moo jotoon fi mu tëddoon ci tali bi muy fàttaliku. fi ma tëdd maa ngi gis benn borom 4x4 bu ñëw gaare tiim ba nga xamoon naa ne ñii dinañ rey nit parce que bu sànq ba rek dañuy dàqante. bi muy faj tànk bi mu demee bay wér docteur yi ne dafa am yax yu des ci biir yi nga xamante ne nii dafa damm li ni mel tax Adama def ñetti opération ci tànk bi traitement bi tam ëppoon na 2 ans. waaw bi ma demee dañu mujj obligé parce que dañuy sama état de santé toowoon na foo xam ne ñu ngi pour ñu jéem a sauver il faut ñu dagg benn tànk bi. léegi yàlla dogal bu ñu daggee bu ñu ma waxee ma ngeen baax na ñu dagg benn tànk bi ñu teg ci 2 jours ñu daggaat beneen tànk bi am dañu mujj dagg sama ñaari tànk yëpp. ci jamono ji muy desek njabootam te loxoom jotatul ginnaawam. loo ci mun dégg mooy metti na trop parce que boo yoree ay doom yoo xam ne yaakaaruñu ku dul yow toog ci jàng war a def ay examen franchement metti na. camion yi am 40 ans. tey daw ci tali bi te amatuñu frein non ñu ngi ñaan njiitu réew mi lii lay war a suuri na teel a arrêté camion yi parce que camion yi ñu ngi rey rek accident boo dégg camion la dafa metti trop. wa ilaa ñu ut yu bees tàkk wa ñu utal leen heure 2h du matin 3h du matin ñuy daw li ñuy daw 8h 7h ñu arrêté dem tëdd ji may nit ñi tali bi. Fatou Thiandoum chauffeur bi rey doomam yi ak beneen waay bu yoroon puus-puusam juróom benn weer dong lañ ko tëcc li acte bi di graw moonte yoon mu ngi ko daan ñàkk def visite technique oto bu amul frein ak homicide involontaire maanaam rey nit te tayoo ko. mujjul fenn. ñu tëj leen 6 mois bàyyi même bu fekkente ne sax parents yi nee nañ bàyyi nañ lépp ci loxo yàlla mais état waroon na jël ay responsabilités. Moustapha Gaye di expert en sécurité routière di wax ni nguur gi ak ñi féete ca tribunal ñooy coupable yi. gis nga damay faral di wax souvent ne leen chirurgien bi nga xamante ne moom mooy opérer nit ki bu waree opérer mi ngi fii il a une concentration d'ange bu ko yoomaatee sax du ko yëg. tellement il est concentré parce que xam na la lourdeur de la tâche qu'il a en fait parce que son matériel biologique expérimental c'est l'homme bu juumee nit ki day faatu concentration boobu kooku am moom la kii dawal camion waroon am parce que kii dawal camion kii chirurgien bi bu juumee benn nit lay rey mooy ki muy opéré kii dawal camion bu juumee ay nit yu bëri lay rey amul formation mais tout cela
li ko engendré mooy ne que y a pas une bonne politique de sanction ndax dañoo nekk ci réew moo xamante ne dañoo teg lu ñu tuddee binôme contrôle sanction ci tali bi mooy dañuy saytu ñi nga xam ne ñoom ñooy dawal bu ñu leen saytoo gis ne am na ay manquement ñu teg leen ay daan saytu mooy contrôle daan yi mooy sanction mais Sénégal duñ sanctionné fii rare na nga gis ku def njombe ñu sanctionné ko lañ ko war a sanctionné man damay dem ci yenn audience yi nga xam ne moom mooy am tribunal ci accident yi nga xam ne dafay nécessiter un traitement judiciaire mais da nga gis koo xamante ne par négligence homicide par négligence maanaam day foowee oto ba faat ba kenn ñu tëj la détention préventive 6 mois wala 1 an dont 6 mois avec sursis alors que ci sa sàggante parce que bu accident amee dañuy recueillir témoignage yi da gis ku yor bus bu ñu defee témoignage 30 personnes nekkoon ci bus bi 18 boo leen laajee dañ la naan chauffeur bi da doon njëkkante wax nañ ba sonn donc ka kay àtte xam na ni kii ci négligence ci càggante ci la loolu amee nga teg ko daan boo xamante ne matul dara bu génnee ëllëg mën na reprendre mais bés boo ko tegoon daan boo xamante ne ku ko dégg sax tiit waxuma la sax ngay dawal mais ku ko dégg dox talib sax tiit xam ne lii mën na laa dal bu boobaa kon duñu yegg foofu noonu kon côté boobu Sénégal daf see xaw a sooxe sanctions yi dañoo néew lool boo ko comparé ak jëfin yi di xew ci tali yi. bés bu nekk ñaari nit dinañu ñàkk seen bakkan ci réew mi ci tali bi te chiffre yi mën nañoo jàpp ni ëpp na lool ndax accident bu am benn ayu bés bu rombee blessé yi nekkoon l'hôpital te faatu ci lañu bokk te kenn comptabilisé wu leen sans compter nag jeunes yi nga xam ni dañuy nekk handicapé à vie. leneen lu feeñ ci sunu gëstu moo di chauffeur yi daa am lu ñuy laal te yenn saay mën na leen a tàkkalikook seen sago. ñu si bëri ñu naan sànga duñ si bëri ñuy tux yàmba moo tax duñ nekk moo tax imagine yow nit bu nekk 100% du ray nit dem yoonam wala du mbëkk nit dem ñu koy gis yëpp dañuy mandi moo tax ñooy def ñaawteefi rek mandikat rek ay def ñaawteefi billaay wallaay. ba tey nii am na ñoom damay nekk ak ñoom chaque jour. ñooy nekk chaque jour nii ay chauffeur benn lañu wala ay chauffeur bus damay toog sama copain yoo xam ne barke màggal gi rek chauffeur bus ñëw na ba fii di laajte booy fa la ñuy jaay yamba chauffeur bus kon xam nga kooku kon da doon lor nit ñi chauffeur bus wallahi adam fii taxaw di laaj. bu ñàkkum sanction bi tëlee ca tribunal am njuuj njaac yu ñuy nemmeeku ci wàllum visite technique bi. man centre def naa fa reportage dem naa fa te waxtaan naa cadre yi aussi te xool naa ni ñuy liggéeyee ñiy def seen liggéey mais problème bi mooy nekk tricherie bi mi ngi nekk ci usager yi. da nga gis ku doyee di koo xamante ne su waree dem visite technique war a changer ay organes am du ko def dina xool nu muy lijjantee ay organes yoo xamante ne xëy na mën na démonter organe am yu yàqu yooyu monter organes yi parce que amul lu mu ko jëndee peut-être mën nañ la laaj nga xam ne sa amortisseur coulé na benn amortisseur di jar 100 000 francs amoo 100 000 francs mën nga gis benn waay bu doy di mu génne la benn amortisseur xaw ma dala koy loué wala dala koy abal nga monter ñëw jàll sa contrôle technique yow bi ngay jàll machine bi. li mu diagnostiqué lu baax la yow ba nga génnee nga dellu garage ñu démonté bi ci nekkoon defaat bi ci nekk parce que yow jàpp nga ne bi ci nekk nii dafa coulé rek mais mën na dem te xamuloo ne contrôle technique bi daf lay aar yow mi nga xamante ne yow yaa yor oto bi te tricherie boobu noonu c'est en bande organisée léegi nag man loolu dama ci pointe du doigt l'État du Sénégal parce que war na mën a topp loolu noonu ba xam ñi koy def fan la ñu nekk ndax da ngay ñëw sax si buntu centre contrôle technique bi gis ñu fay régler ay organes di fa régler ay parallélisme di fa changer ay feux c'est inadmissible. parce que ku war a dem contrôle technique pour man une semaine avant war ngaa dem sa garage bàyyi oto beeg sa mécanicien mu defal la virage xoolal la organe yëpp ñu defaraat oto ba mu mel ni bees dafay ñëw rek jàll mais non da ngay dawal sa oto di soo xaale paan yi ba ñëw ci buntu ba am na ñoo xam ne ay mécaniciens traditionnels lañ ñoom ñooy ñëw di la xoolal taf yëngal jàppal bàyyil naxante changer la yenn organes yi ba nga dugg ba négocier ak barème bi ñu wàññi ba jàll nga génn delloo wàcc yaa nga yoroon après. problème yi dañuy ñëw boo leen xoolee oto bi nga xamante ne moom moo accidenté woon Yoff ba rey xale yi demoon na centre de contrôle technique ñu jox ko ordonnance maanaam dafa ñëw ñu ne ko da nga feebar ordonnance ku feebar lañ koy jox ordonnance bi ñu lay jox dañ ciy bind ne la lii dañ koy changé frein yi dañ koy changé éclairage bi baaxul dañ koy changé pare-brise bi dafa toj dañ koy changé limal la yooyu yëpp ne la dañ koy changé ne la ordonnance bi ñu lay jox ne vous permet pas de conduire le véhicule maanaam oto bi amatuloo sañ suñu dawal ko da ngay dem nga gaare ko nga defar yi ñu la wax yëpp nga ñëwaat ba nga am visite nga soog a dawal bi ñu ko joxee ordonnance ak bi accident bi di am presque 1 mois jàll na donc ce qui veut dire que pendant 1 mois moom mi ngi daw ana les forces de contrôle parce que ku mu ci romb xam nga ne oto bi amul visite technique gis nga bu amoon ci dëkk boo xamante ne dañuy topp accident sérieusement mu am li ñuy woowee STJA service de traitement judiciaire des accidents dinañu retracer parcours oto boobu durant le mois fépp fu mu jaar bu fekkee am na contrôle de police bu fa am wala de gendarmerie bu fa am élément bi fa monté jour ba mu fa monté ba fa oto bi jaaree dinañ ko xam te kooku noonu dinañ ko sanctionné parce que bakkenu doomu aadama
bu fekkente ne dafa dee par accident du fatalité accident lu ñu mën a éviter la du fatalité maanaam accident bu amee war nañoo mën a def enquête ba xam lan moo waral accident bi xam ne lii su amuloon accident am na parce que ñaar moo koy indi loo waruloon def loo def ak loo def te waroo koon def moo tax ma ne du fatalité et ça n'arrive jamais par accident saa yu amee rek am na loo ko avertiroon moo tax ma ne dañu war a retracer waat chaîne boobu yëpp xool ñi nga xamante ne ils sont impliqués ñu sanctionner leen sévèrement et durement parce que nag lii am ci dëkk bii lu ci ëpp ci laxisme la jóge ci je m'en foutisme la jóge ci absence de sanction la jóge ak ci consensus nébuleuse autour de l'égalité. ci benn saytu ñu gis ni parc gros porteurs yi ñoo ngi ko xayma ci 250 junni camion ci biir lim bi téeméer boo jël juróom-ñaar fukk ya ak juróom-ñeent yi camion berlier lañu te am nañ lu ëpp ñeent fukki at ci jamono ji ñuy rey askan bi amatuñu benn droit daw ci kaw tali bi ndax seen durée de vie jeex na li ci gën a yéeme moo di entreprise bi leen doon defar di automobile Marius Berlier amatul ci atu 1978 la ko Renault jënd duppee ko Renault véhicule industriel di RVI li ni mel tax camion yi amatuñu ay pièces de rechange yu bees résultat dañuy wuutu li ñuy wax seen biir système D maanaam système débrouille di benn xeetu taf yëngal. da ngay gis oto yoo xam ne comme nii da ngay gis koo xam ne da koy yor mënutul dem daf koy jaay paaka ba léegi ñoom dañ koy tas léegi bu ñu ko tasee dafa am loo xam ne feeraay lay dem am loo xam ne dañ koy récupérer parce que pièces la yoo xam ne mën na demaat léegi nag ñoom lañ ñu koy jaayaat am na ci ay pièces yoo xam ne tam boo demee ci jaaykatu venant yi mën nga ko am bu jógee Europe mais yombatul quoi ci pièces yi. souvent am na ñoo xamante ne dañ koy jëlee ba léegi Europe di ñëw. di nga am pièces yoo xamante ne di nga ko mën a modifier ak yeneen yu méngoo oto bi parce que souvent oto bi di nga gis ni mu màgget mais am na lu nga xamante ni mécanicien mën na ko liggéey ba oto bi dem liggéey ay pièces yu baax am frein normal am moteur normal am boîte normal loolu mën nañ ko def am na tamit affaire lu si mel ni que ay frein wala ay frein yooyu moo ko Renault yi wala Berlier yi ñoo bokkul même chose da ngay ñëw modifier monter dem liggéey benn lay doon xëy na amuñu moyen di defar ay pièces mais am nañ tamit xalaatu di modifier modification macha allah bu dee Sénégal moom modification moom dañuy modifier ba mu baax boo tiim oto bi sax nga yaakaar original la. mbonte ci atum 2016 nguur gi tëraloon na fi benn projet ngir yeesal parc des gros porteurs ba ñu waroon fi indi ci lu toll 2,000 camions yu bees tàkk. ci projet bi certes décision état la mais privé lañ ko doon doxal ndax ñaari privé lañoo ko doon dox mooy man ci Sénégal fii ak benn compagnie bu ñuy wax Riyad Motors ci Maroc. koppar yi ñu fësaloon ci contrat bi tollu ci 250 milliards xaalis bi ñu naroon ko joxe ci ñaari pàcc 2016 ak 2020 waaye mel na ni yëf yi dafa tàgga témbe mën nañoo wax ni sax ab scandale la bu rëy. ci ndorteelu projet bi waa Riyad Motors di benn entreprise marocaine ñoo ko rango ba jot a encaissé 10,4 milliards ci waa Banque nationale pour le développement économique di BNDE. weeru février atum 2016 ñu indi juróom-ñaar fukk ak ñetti camion atum 2017 ñu indiwaat juróom-ñaar fukk ak ñaari camion de marque Howo lépp boo ko boolee day toll ci téeméer ak ñeent fukk ak juróomi camion te oto yi lee waa Riyad Motors dañu waxoon ni oto yu ñuy defar la ñëw monté ko Sénégal. d'après suñuy gëstu yëf yi demeewul noonu ndax marocain yi lu ñu duppee courtage la ñu def dem jëndi camion yi ci benn entreprise chinoise ñu koy woowee Sinotruck. benn bu ci nekk ñoo ngi ko jëndee ci lu toll 40 millions jaayee ko Sénégal juróom-ñaar fukk ak ñetti millions waa Sénégal weccee ko transporteur yi ci lu jege téeméer ak ñaar fukk ak millions. programme bu yees bile même bu dul camion yu ñuy changé naroon naa jox xëy ay ndaw ci lu toll 5,000 emploi direct ak 1,000 emploi indirect. ci projet bi dañ tëggaale woon ne
dañuy former chauffeurs yi sénégalais yi former transporteurs yi dañuy indi ñaari ingénieurs yi automobile dañuy indi ñaari camions yoo xam ne pièces de rechange rek lay def ak mécanicien ak technicien auto yoo xam ne dañ fiy nekk dañuy installer ci Sénégal ñeenti succursales yoo xam ne ay garage lay nekk yuy def entretien bi en même temps di def pièces de rechange ci axe Dakar Bamako bi la ñu waroon def ñett def ci axe Dakar Saint-Louis benn boo xam ne day nekk diggante Louga ak Saint-Louis léegi nag loolu yëpp faisait partie du projet bi ñu demee ba ci biir nag ñoom ñu gis ne rek indi oto yi jël xaalis moo leen gën a intéressé ma gisee lul ma ne leen du ma mën a continuer loolu ci foog ma arrêté bi ma arrêté nag ma ne leen li nga xam ne moom la ñu waroon a dox foog ñu topp ko ba nga xam ne li ngeen waroon def da ngeen koy def ñun tam li ñu war a def ñu def ko. ci jamono ji ñenn ci transporteurs yi ñu joxoon ci oto yi am nañu ay jafe-jafe ngir fay 1,60 million francs CFA weer gu jot waral ñu nanguwaat ci ñoom ci lu toll ñaari camion. ci yoon bu business bi doxoon bu ñu dawee 1 an 2 ans fay oto bi 3e année bi oto boobu mooy jënd beneen oto day tax chauffeur bi da ciy gis boppam 8 heures de temps lay liggéey tous ces droits sociaux sont respectés yooyu yëpp amul parce que tout simplement état moom moo teg système ba pare moom moo seetaan système bële na le ci camions yi loolu dafa ñëwaat parce que daf leen a jox facilité leen ñu am ay camions bi mu leen facilité leen ñu am ay camions ba pare mu daal di jox ñi nga xamante ne mooy seen partenaire numéro jox leen licence privée léegi ñooñu nag lañ doon fay ñële daal di ñëw si ñi donc foofu la problème bi nekk parce que am nañ droit bi may na leen ko mais état am na sañ-sañu changer texte yi à tel point que képp kuy industriel da ngay nekk partenaire ak société de transport yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk pour que société de transport yooyu di mën a dund di ci gis seen bopp industriel bi di mën a dund di ci gis boppam parce que mënuma concevoir nga nekk industriel di defar ciment ba noppi di defar transport alors que kii di transporter moom mënul defar ciment transport rek la mën a def kon yaa ngi koy concurrence ci li muy def te moom mënu laa concurrence ci li ngay def kon côté boobu noonu yaakaar naa état du Sénégal moom moo joué double jeu kon moom moo sànq transporteurs yi nga xamante ne ils sont dans d'énormes difficultés actuellement ci wàllu boobu noonu. ay weer a ngi nii Seneweb di wër réaction waa ministère des transports ngir ñu wax ñu fu programme bi toll fan la ñu jëm ak waa Riyad Motors mi respecté wul ay engagement wam donte Mbargou Badiane dénk nañu ni moo ngi leen di waaj a topp ci yoon fii ak loolee di am projet bi moom kale na te camion yi ñoo ngi xël di def ay jéeya ci tali bi waa ministère itam tëjal nañu seen buntu.